أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم barke borom Daarul Muxti mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi ki fi toog toogaayu ku tedd ki Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba di Sëriñ Muntaxa Bachir ñu ñaan sunu borom yàggal ko fi lool Mbàkke te wéral ko ak njabootu Sëriñ Tuuba gépp di nuyu ak ziyaara Sëriñ Basiiru Anta Ñaŋ mi toog toogaayu borom Daarul Muxti mi sunu bunt ci Sëriñ Tuuba di ñaan sunu borom yàggal ko fi ak njabootu borom Daarul Muxti gépp di ziyaare buntu këri Sëriñ Tuuba yëpp ak magi Sëriñ Tuuba yi cheikh yi Sëriñ Tuuba yi ñu toog seenu jataay ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara waaye di nuyu ak ziyaara sang bi nga xamante ni sunu borom a ngi jaarale lii ci moom muy Sëriñ Abdul Aziz moom Sëriñ Xaadim Awa moom Cheikh Mahamadul Amin moom ku tedd ki Xaadim Rasul Cheikh Ahmadou Bamba di jëmm ju nu sopp di nu yàgg a topp lool ci lu ñuy def di nu ci ñaax maanaam di nu ci encouragé kon noo ngi ñaan ci darajey maamam di tedd yi Cheikh Mahamadul Bachir sunu borom may ko fan mu gudd ak wér-gu-yaram waaye di sant itam jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu boole loon muy sëñ Birane Seck maanaam cantu daayira Jaawaratullah dañu koy jébbal jëwriñ ji ngir mu jottalil nu ko bokk yëpp di sant bokk yi nga xamante ni ñu ngi jóge ci yeneen i gox ci biir France ngir ñëw teewe si bis bi ci kàddu yu gàtt rek dinañu jéem a tënk li ñu dëxañ ci téere bi nga xamante ni mooy Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu Serigne Mouhamadou Moustapha ak Serigne Fallilou Mbacké dans les annales secrètes du Coran bu nu noppee itam danañu jox si Omar Ba téere ba nga xamante ni noo ko seq muy ay njuumte wala ay maatey yoo xamante ni bii Rawaan Mbay defoon na ko ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom 1975 nga jëmale ko ci sëriñ bi sunu borom baaxee nu ci baaxuk sëriñ bi ba loolee nu jubbanti ko kon loolu danañ ci ñëw di leen sant rek di leen gërëm ndax réewum Sénégal dafa sàkk ndaw mu nekkal ko fii di ndawul réewum Sénégal fii ci France mi da ko wooyee ambassadeur yéen du ngeen ndaw yi Sénégal fii ci France waaye ndaw yi Serigne Touba ngeen ndaw yi yoonu murid ngeen ndax jataay bii de maa ngi koy wax si na Omar bi ma ñëwee fekk ngeen di jàng Mawaahib muy séddale café ñee yor jukki alxuraan ñee yor jukki xasida yi Serigne Touba yi soo demee Touba yi loole rek nga fay fekk te toll woon na ay jamono ña bàyyi ko woon moo xam dañoo ñëwoon fii doon sàkku xam-xam ak koom muy ay doxandéem wala sàkku xam-xam indi la woon leen fi bi ñu fi nekkee am na leneen lu ñu fi nekkee woon lu wuute ak yéen lii ngeen fi nekkee ndax am na fu Serigne Moussa Ka di waxee ci jige sëñ bi te sori ko ak sori sëriñ bi te jige ko yéen nag ñi sori sëriñ bi ñi sori Touba ci ay ñay maanaam ay kilomètres loola moo leen sorele ak Touba waaye yéen a ngi dund biir Touba ndax saxadatul muride fi am da ay xayrul mursalin muy rahiya sëriñ baa ngay wax ci biir surumun tuhibbu wa in shatat bika daaru haala min doonihi saxluna awaar laa yamnaannaka bu'du min siyaaratihi inna al muhibba liman yahwahu sawa yéen sëriñ Touba bi ngeen sopp bëgg ko fu ngeen toll yéen a ngi koy ziar sëñ Basirou Cissé bi muy ci waxul soññe bi dafa am lu ma ci marqué ndax seen doxalin wi dafa am solo ki doon wax ci waxi sëñ bi ci lu gàtt si nag daanaka ci benn simili la ko tënk kay ci ki doon wax ci hadis maanaam dafa gàtt ci bu deente ni saa bi la temps bi dafa gàtt waaye li mu ëmb ci maanaam kenn xamul nu mu toll dégg naa sëñ Basiru muy wax ni ay sa moroomi góor génn seen awra nga di leen seetaan pendant 90 minutes jógee ko seet ak clip wala
lañu la ciy bindal ndax bi nga ñëwee ci daayira bi fi jàng alxuraan li nga fi jàng xasida nuur loolu sëñ bi wax ci xasida boobu wax nuur ci bakkaar te sunu borom bëgg nu bëgg koo xamante ni ñaari malaaka yi nuy bindal jëlee naa ci Abdul Xuddus Mbakke mag ñu bari mu wax ni soo jëfee lu dul noonu sunu borom lay wax malaayka mi bind bul ko bind négal ba xam dana ko tuub wala déet soo ko tuubee mu ni ko bu ko bind boo ko tuubul nag bu doog koo bind te bu koy bind benn yoon la koy bind soo jëfee jëf ju baax dafay wax malaayka mi gaawal bind ko te bind ko fukki yoon Cheikh Abdul Xuddus nag ni càggante munta weesu ëllëg ñu dem di peese say benn wat say fukk wallahi loolu mooy càggante kon loolu lu mat a bàyyi xel la lépp loo xamante ni bii yaakaar nga ni lii danañ ñu la ci bindal aw yiw gaawal def ko ndax boo ko defee fukki yoon nañ la koy bindal kon seen doxalin wii daal doxalin wu am solo la yal na ngeen ci daje ak ngërëmul Serigne Touba kon nu daal di tënk rek fi ma tàmbalee woon ci Cheikh Abdoul Aziz mu tàmbalee di ma woo di ma nemmeeku ñun ñi ñëpp kenn ku ci nekk da ngaa dëxalante ak Serigne Touba dëxalante boo xamante ni bii ba yowmal xiyam la mooy li tubaab di wax contrat indéterminé bokkut ak contrat déterminé ma gis ñuy toj boppum nit ci ab leader politique toj boppum nit ci mbërum làmb toj boppum nit ci équipe football bu ñu gañe wala mbërum làmb daanu dooreel man nag ñu toj sama bopp wala ñu saaga ma wala ñu xas ma ci sëriñ bi ndagam ñee ngi koy def ngir àdduna ngir mbër wala football kat wala ab leader politique ci wax ju dul noonu lan moo war a tax nu nungu sunu yaakaar yi tey ak ëllëg ay samba sura bali su tekkiwul dara soo xamante ni seen yéene la ñuy wane waaye notaakoon bi fi nekkoon ëppoon leen i ngànnaay ëppoon leen i ay matuwaay jël sëriñ bi génne ko diiru bu fekkente ni ci xamar yéene muy weeri jullit yi sëriñ Tuubaa keroog bi mu tàggoo ak borom Daaru Muxti bu fukki fan ak juróom ñett ci safar bu dee ci weeri jullit yi ak juróom benni fani baraxlu Chaabaan yi mu wàccaat waaxum Ndakaaru muy 11 novembre 1902 entre le 10 août 1895 ba le 11 novembre 1902 bu dee ci weeri jullit yi juróom-ñaari at la ak juróomi weer ak fukki fan ak juróom-ñett yoo xamante ni jéem nañoo jël bakkanam nattu nañ ko ñaar téeméeri nattu ak juróom-ñetti fukki nattu ak juróom Serigne Moussa Ka nee na masoon nay wax ak aw nit banaa nattu yiñ ma teg li mu suratul Ahwaan lañ teg Serigne Touba suratul Ahwaan mooy suratu Baqara ñaar téeméeri aaya la ak juróom-ñetti fukki aaya ak juróom kon lii ngeen di def dafay lu am solo lii nu def itam li nu ci jublu sëñ Bassirou Cissé wax na ko dafa am ñuy wax ci yoon wi te lu ñu def ci seen poos moo leen tax di wax ñëw ci ni leen wax leen ci lu waay bëgg a laaj ci diineem wala léegi bareetul ñu koy def wala ñu bàyyi fa la ñu xam dem di waxi leneen nun nag suñu borom dafa dogal en 1978 lañu façon yéene gëstu mboorum sëriñ bi ak mboorum yoon bi mi ngi bëgg am ay defe naa ni ñeent fukki at yi tegal na 1978 sëriñ bi dinu wamat ba far mboorum Sénégal mépp gi suñ loxo génne mbirum sëñ d'ailleurs am na ay tom yu ma war a génn ci benn tom bi sax génn muy le Sénégal à travers la presse coloniale notaakoon bi fi nekkoon li mu doon bind ci Sénégal te way ndaray tubaab yi doon denc journaux yooyu tome 1 bi mboorum Lat Joor li tubaab yi bind ci moom de 1862 ba 86 déjà génn na mboorum Bawol dana génn ci semaine bi mën naa wax ni semaine bi wala avant décembre nga xamante ni bii xew-xew ya doon am ci Bawol la ca nekk ci jumlu ci sëñ bi mooy nekkuk sëriñ bi njaareem ak catholique ya ko fa doon fekk ak tubaab ya ko fa doon fekk ña doon wax ni dañuy tukki mu nemmeeku ay touriste te doon bind ci moom la ñu bind lépp mi ngi ci mboorum Bawol moomu ndax Bawol fa la xewee maam Cheikh Anta ajam gi fa mu jaar bi mu ñëwee Marseille délégation ba mu ànd ndax li sëñ Bassirou doon wax dafa bari ci waxtaankat yi murid yi maanaam déformé ay wax yoo xamante ndax aju maam Cheikh Anta gi
journaliste le Petit Marseillais bi ko doon au mois de mars 1928 la mu ko doon interviewé muy tontu mënut a bokk ak ay nettali yu ñu jëlee feneen téere bi itam tukki maanaam mboorum Serigne Touba li tax ma ni man kat dama doon gëstu Serigne bi ba mu baaxe ma lu bari ci li tubaab bi bind ci moom dafay baax nag ma génne ko ngir bokki taalibe yi man cee jot ndax tukki Serigne bi Gabon boo ko dee déglu tàmbalee ko ca Ndar juróom-ñett fukki sëriñ ak ñeent yàpp kël bu ay yoo xamante ne bi di ko tudd sëriñ bi sax mooy ñàkkee war ma li tubaab di wax manque de respect loo xamante ni dafa meloon ni ku doon bind ay pièces théâtre scénario yoo xamante ni ñun bi ñuy gone loolu lañ gëmul loolu lañ ñu gëmloo woon sëñ bi mu jëlee xalima gi sëpp ko ci daaj yi dem fekk ñoo xamante ni maam xaalima jaxate ñi nga xamante ni bii sëñ Mor Anta Sali lañ jamonoonte ñoom lañ lay indil naan bi sëñ bi sëppee xalima gi mi tax ko kenn ku nekk këlb bi da doon baw ci sa biir ak ay nu dem ba kenn ñemee tugoo weddi te loolu dara amu ci le 5 septembre 1895 ñaari nit ñu ñuul ñoo nekkoon ci bureau ba muy sëriñ bi ak l'interprète da ngay dégg ñu naan dañoo mayeen waa Ndar 19 personnes pour ñu ñëw assister ko te ñëw bu mel ni conseil bi dañ ko waajal te conseil bi 9 heures la commencé ba 11 heures et demie mu jeex ndax conseil privé ba dafa amoon ñeenti mbir yu mu waroon a waxtaanee ba ci njëkk rek mooy boobu sëriñ bi waaye boo ko toppee da ngay dem ba daal loolee nag ngir jéem koo jubbanti moom la ñu indi ci mbind téere bii juróom-ñaari pàcc la 7 chapitre bu njëkk bi mooy tukkib sëriñ bi kalaame yi ñu ko doon kalaame rapport yi nga xamante ni bii rek yi ak ñi ñu takkaloon ndombay tànk muy chef de canton yi ak chef de province yi ñoom ñoo doon def ay kalaame di ko jox l'administrateur gox ba ñu nekk ñu di ko jox l'administrateur de Saint-Louis Leclerc muy bind di jox le directeur des affaires politiques muy jox le gouverneur mu yónnee le ministre des colonies ñuy archivé di denc ñetti rapport yi ñu njëkk a def bi ci njëkk le 10 juillet Leclerc moo ko def bi ci topp mooy bi mu jël see sëriñ bi le 10 août bi mu eggee Saint-Louis le 15 août la def rapport bi mu nettalee ni mu jël see sëriñ bi fi mu jaar soldat yi mu waajaloon ak góor yàlla pël googu nga xamante ni moom lañ doon wax paati te mu dëkk Ngaanaado nga xamante ne rajo dañ ñi tubaab bi gis ngeen sëñ Ahmadou Bamba bi ngeen di jël am na bi góor yàlla pël gu nekk fii ko faatu na ba am ñeenti fan dekki paate la tudd ma nga Ngaanaado soo demee ci rapport bi ma ngay wax ni booba la yebal ba Abdoulou ni leen dem leen jàppi paate ñu jàpp ko keroog lay bokk mujj xam ci moom dara beneen rapport bi ci des mooy rapport bi nga xam ne le directeur des affaires politiques Merlin mi ngi ko def alxames ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août ba alxames ja dellu see di le 5 septembre 9 heures ñu indi seen bi ci bureau bi mu ñëw gouverneur bi am na lu nu directeur des affaires politiques war a gaaral mu daal di jël rapport ba mu bindoon le 29 liir ko ca suuf maanaam jot nañu ay kalaame yu bàyyi koo ci buur Njàmbur président du conseil confédération du Kayar ak yeneen i raj mooy agence yu wax ni am na sëriñ bi yoo Ahmadou Bamba wax ba ca fay ba mu ni nag maa ngi sàkku décision bii may jël ngeen intérieur ko ñoom ñëpp kenn ku nekk signé mais ca biir le secrétaire archiviste ñuy wax supervise wax na ni Ahmadou Bamba wax nañu ko li ñu koy duural tontu na lan moo tax annexé wuñ ko ci rapport bi doo ko ci fekk loolu yëpp mu ngi ci téere bi bato bi jël si sëriñ bi nga xamante ni da ngay dégg gars yi di leen nettali mu mel ni sëriñ bi mu bàyyi ko Ndakaaru jëm Gabon dafa def weer wala ñaari weer ci yoon bi fenn fu ne yóbbu nañ ko Sao Tomé et Principe maanaam lu ne wax nañ ko ci alors que bato bi mu ngi jóge Le Havre ñëw Bordeaux jóge Bordeaux ñëw Dakar le 20 le 21 mu jóge fi ñetti escale la def mu ngi njëkk escale Conakry jóge fa escale Grand Bassam jóge fa Porte Noire Dahomey le 21 la bàyyi ko Ndakaaru le 2 octobre le sëriñ bi wàcc ci waaxu Libreville entre le 21 ak le 2 ñu guddal ko ñu nekkoon ci bato bi manifeste baa ngi waaye tubaab bi jàpp na sëriñ bi sëriñ bi muy dem kenn manifesté wu ko ci bato bi ndax
benn waay la bu ñu jàpp boobu dañuy dem sànki ko mu noppi avion mara d'Italie bu ñuy départ bu crash amee dañuy dem xool manifeste ba ña ca départoon ñu xam ne ñii ñoo ci faatu wala mais sëñ bi tubaab yi dafa départ rek ñu éliminer ko ndax lu manti xew bu ñu vérifier bato bi dañ ko ci fekk mu dem moom ñoom li gën a jafe ci mboorum sëriñ bi mooy la doon xew Gabon lenn luñ ci bind waxuma ko ngir li ma ko génne waaye gisaguma keneen ku ko génne déporté politique ya fa nekkoon sëriñ bi na mu nekkee woon tawat ya fa nekkoon tubaab yi ñu yebaloon ngir ñu nekk fa ak sëñ bi ni ñu war di solo ni ñu war di sol flanelle seen dàll yi dafa war nekk ay bourde ak ndax dafa am ay jaan dafa am ay loolu lépp boobu décision bi ñu jël ci le 12 septembre ngir sëriñ bi ñibbi si ba ni mu embarqué le 30 octobre ñu waroon koo embarqué Libreville bato bi am problème ñu yóbbu ko Port-Gentil fa la sëriñ bi embarqué le 30 octobre egg si Dakaru le 11 novembre 1902 waaye fekk na tubaab bi ñam nañu sëriñ bi ba xam la mu saf moo tax ville de Porto-Nambour ba ko doon yóbbu kenn manifesté wu ko waaye ville de Massio bi ko dellu si soo demee ci les passagers débarqués à Dakar da nga cay fekk Ahmadou Bamba ndax booba tubaab bi nee nañu kët ki ñu jëloon ni dañ koy faagaagali tekete du long mboorum Serigne Touba li tax à partir de 1903 ba 1927 lu dox digganteem ak tubaab yi bind nañ ko ndax à part loolu xewoon Saint-Louis ba muy dem daanaka doo gisaat leneen waaye nag ba ñu ko ñamee ba mu ñëw yoon mooy d'ailleurs mooy deuxième chapitre premier chapitre bi mooy ba sëriñ bi dellu si waat le 11 novembre deuxième chapitre bi mooy sëriñ bi le 26 janvier la ñëw Daarul Manaan 4 mois la fa def ak fukki fan ak juróom-ñeent ñeenti weer ak fukki fan ak juróom-ñeent ma ngi fa jógee le 13 juin ngir dem Gànnaar waaye diggante boobu li ci tubaab yi bind ci sëriñ bi woo gi ñu koy woo moo tax azone bii doon lettre bi mu génne woon naan sëñ bi da doon prétexte ni damaa feebar mënuma maanaam faw nga liir lii ngir xam ni rawaan intention de nuire la amoon li muy bind tegu ko fenn ku téere bale ku ko jàng di nga xamante ni bëgg a taqal sëñ bi te téere bi Sénégal taxuloon mu ko doon bind réewi jullit yi la doon wax ni leen hey Sénégal day am na fa ñuy wuyoo ak jullit ndax ci biir nee na ab murit mënut a jàpp mënoo jaamu yàlla ab murit du woor nee na murit bu nekk ban année la waxati ni benn waaye mooy ñëw jox ma aw këyit murit bu ne 50 francs ngay joxe weeru koor ngir sëb sëriñ gàddul la sa koor murit du ñu aji màkka kër gu mag ñaaree mooy seen màkka wala barabu sëriñ bi mais loolu boo koy bindee Arabie Saoudite wala yeneen dum turiti moo tax ñun bi ñu nekkee États-Unis da nga doon dox américain yi di la laaj naan la yow ndax murit ga boo ne waaw ñu ne yéenay jullit yi dul julli du ngeen woor loolu moom la jublu woon ci li mu doon def mais thèse bi boo ko xoolee da nga xam ni Sénégal taxul mu def ko sëñ Touba daawul julli ajjuma daraan tere ko julli ajjuma dem na ba en grosso modo maa ngi ci bëgg a dugg sax si daaw ma da ko leeral sëñ bi dafa échec maa ngi jéggalu ci waxit wi maanaam baamu gi ma koy baamu nee na ginnaaw sëñ bi sëñ Modou Moussa ak sëñ Mbacke bu sëñ ñoo organisé waat yoon yi ba mu tegu ci yu kenn xamul kon deuxième chapitre bi mooy nekk sëriñ bi Daarul Manaan ba ni mu génnee ñetteel bi mooy Gànnaar le séjour de Cheikh Ahmadou Bamba en Mauritanie foofa tam sëriñ bi def fa kiimaan yoo xamante ni bii ki ko fa yoroon nga xamante ni Janvier Kopalani ma yoroon sëñ bi te naar yi rey ko gis nga moom ba mu amee jafe-jafe ak nit yàlla yëf rek moom dañu ko assassiné waaye ñoom ñoo seedeel seen bopp tubaab boo xamante ni ñëw na seet si sëriñ bi am ay soldats yu fippu kar ko ci buntu camp bi nee na 100 cartouches tiré nañ ko tax nee na damaa ñëw ci sëriñ bi xaalis dafa doon wut nee na bi may dem sëñ bi ni ma tàllal say loxo ma ñaanal la nee na jël loxo mi tiimale ko ci sama bopp nee na li muy tari xaw ma ci dara waaye bi mu paree ëff na ko ma ànd ak Bouzid moom ab jullit la ab algérien la maréchal de logis la nee na bi ñu ñëwee bu jub camp bi rek ñu soqi njóor ci suñu kaw lu ëpp téeméeri cartouche te nee na booba suñu diggante ak ñiy fetal matul 50 mètres nee na ba bal yi jeex tàkk bal laalul Bouzid nee na Bouzid gestu ma ni ma giri Ahmadou Bamba ga de moo tax sax titre ba les giri d'Ahmadou Bamba la ci mu ni ko Bouzid ni ko xanaa xam nga ni giri Ahmadou Bamba de moonu tee faatu tubaab bi ni ko waaw man de xaalis laa fa doon wut joxuma ko waaye li ma jox moo ma gënal xaalis ndax moo tee ma faatu
mais sëñ bi loolu ab taalibe bind ko Mbàkke bind ko te kooku bi sëriñ bi làqoo mu nekk France la ko def ci journal di nettali lu doxoon digganteem ak sëriñ bi bañ fa jógee ñu ñëw ci yéen Jolof moom itam soo demee ci erreur et inexactitude la mu fa duural sëñ bi nga xam dañu wutoon seen raj yu fa nekk lu xew foofa fanaan si ci ñoom bañ fa jógee muy fukki at ak juróomi njaaree mi nga xamante ni sëñ bi muy laaj ñaar fukk ak juróom-ñett yi nga xamante dajaloon nañ ci juróomi million ngir jumaay Tuubaa ji xeex bi ñu ko doon xeex rek ji di wax ni sëñ bi mi ngi laaj 140 francs pour jënd ay armes la ñu xam ni l'administrateur de Thiès am na fu mu mere bind gouverneur naan ko Ahmadou Bamba 140 francs yi muy laaj dajale nañ ci fii ci Thiès 800 000 francs alors que impôt bi dugut 800 000 yooyu ñu la jox Ahmadou Bamba dafa versé woon ko trésor ci impôt bi moo gën a doonoon farata ñu di ko jox Cheikh Ahmadou Bamba lam fa def demande d'autorisation jumaay Tuubaa bi sëñ Mbàkke Buso bind ak bi sëñ Balla Coro bind en français fi sëriñ bi jaar yëpp ba ni mu tànnee ñibbi ci borom dëkkaale ji ak boromam sëñ Modou Moustapha ñu yóbbu sëriñ bi Touba mooy 5e épisode bi 5e chapitre bi 6e bi mooy Cheikh Moustapha gannaaw sëriñ bi jàmbaar jooju nga xamante ni faw jëfam nga yër li ci tubaab yi bind ndax bari nañu naan Touba titre foncier la sëñ Modou Moustapha moo ko bàyyee maanaam bàyyi boobu am na ñu koy waxee musuñu mais ci biir téere bi demande ba fa mu jaar ña ko doon gàllankoor di wax ni duñ ko jox ndax 400 hectares la demandé woon ñu ni 20 hectares la ñu war a joxe te un commerçant buy fay patente lañ ko war a jox waaye stratégie sëñ Modou Moustapha ni mu def bi sëriñ bi làqoo mu woo Paal l'administrateur de Diourbel dénk ko gaali xaalis bi ñu nekk ca nga xamante ni sëriñ bi ci ak nekkam tubaab bi dañoo mas a wax ni njaareem la ñu koy denc loolu moo tax va-nu-pieds yi jamono yi ñu naan sëñ bi nekkul Touba ma nga njaareem ci foofee la ñuy jéem a sukkandiku te bi xew-xew bi amee Paal ci boppam ndax sëñ bi ci nekkam tubaab bi waroon nañ sëñ Modou Moustapha ñëw ñu ni ko sëñ bi bu nekkatul njaareem lañ koy denc bi mu ñëwee sëñ bi ni ko lu ñuy wax mu ni sëñ Modou Moustapha ni ko ñoom de dañu ni su boobaa fii la ci njaareem sëñ bi ni ko déedéet su boobaa Touba la waaye bi xew-xew bi amee ñu sëñ Modou Moustapha ànd ak sëñ Balla Coro dem wooyi Paal l'administrateur de Diourbel mais Paal ci boppam moo njëkk a ñepp ci géej mi ñam nii sëñ Modou Moustapha sëñ bi yóbbu ko Touba ci ak yàlla bu ko kenn yëg suñu demee bi muy rendre compte suy jàllee avec l'accord de sëñ Modou Moustapha ñu delloo siwaat ko Diourbel ndax buñ ko bàyyee Touba day rey commerce Diourbel bi ndax lieu de pèlerinage lay doon la mu doon wax ñoom nag tey ñu bëgg a taxaw ni sëñ bi nekkul Touba kon taxawaayu sëñ Modou Moustapha itam faaw nga yër téere bi ngir xam jëf ji mu jëf nga xamante ni bu dul woon mooma raay bi ñu ñëwee seet si ko li ñu soxla woon ci main d'œuvre bi ci ay nit mënuñu ko am fu dul foofu carrière bi ñu soxla woon ak yëpp moom it mu ngi ci chapitre bu mujj bi di Serigne Fallilou Mbacké màggalu Touba gi mu njëkk a woote le 11 janvier 1947 discours bi mu njëkk a def mu ngi ci fi mu jaar bi muy tabax jumaa ji nga xamante ni booba ñaari oto la am mu dem fi ak nga Ndakaaru ba mu ñëwee mu ni oto de ku ko amul dootu tukki daal di jël benn oto ba may ko chauffeur bi ci des mu jaay ko ni dugal leen ko ci liggéey ju xanaa ku amul oto doo dem fenn noonu la taxaw ba bi ñuy ubbi jumaa ji compte rendu inauguration jumaa ji rek sëñ bi doy na waar discours ba fa Senghor def nga xam ni Senghor du jullit waaye képp ku gëm Sëriñ Touba boo liiree li mu maanaam seere si mu def ci Sëriñ Touba ak jullit yi faaw mu jeexital ci yow damay bañ a guddal daal waaye téere la boo xamante ni waxuma yéen ñi ngeen xam ni ay mag ngeen waaye njaboot yi fi nekk day baax lool ñu ngeeju ci ndax gis ngeen xanaa waaru ngeen mbir xew na yéen waa Touba ña seen maam yi xàlloon yoon wi ñooy weddi Sëriñ Touba ña seen maam yi ànd ak Bamba maa ngi jégalu ci gàttal daal Samba Sourabal yi si jóg tey
dañoo yeex ña doon xeex ci tàmbali ba ëppoon leen ay ngànnaay ëppoon leen ay pexe ndagam ñooña ñoo dem. am na journal bu doon génn fii mémorial de la Loire et de la Haute-Loire Saint-Étienne la doon génn journal bi ñu ngi ko créé woon en 1855 at bi nga xamante ne am na ñu wax ni ci la sëriñ bi fay le 12 août 1926 booba sëñ baa ngi njaareem fii la ñu bind titre wiiw Ahmadou Bamba te ñoom ñoo ko doon fexeel mi ngi ci biir muy les 500 000 yi sëñ bi joxe woon fële dem nañu ci biir article bi wax ni Ahmadou Bamba mané na le président de la République bu France fukki yoon ndax président de la République bu France 50 000 la joxe Cheikh Ahmadou Bamba 500 000 la joxe man na ko fukki yoon moo man sunu millionnaires yi fi nekk sunu borom xaalis yi fi nekk ndax booba Cheikh Abdoul Khoudous leeral nañu 500 ñu bari les intellectuels murid dañu naan sëñ bi toppul tubaab yi dara afawtu anil a'da'i turran li wàcci man nafaahum li xayri sarmadan lasu atfaw téere Omar Ba bi aussi mu am benn sew-sew bu ci nekk ndax dafa wax ni bi ñu dévaluer franc français bi pour relever franc bi sëriñ bi dafa jàppale tubaab yi pour relever franc bi jox leen 500 000 way juru Cheikh Abdourahmane Mbacké di Cheikh Abdoul Khoudous moo nettali maa ngi enregistrement bi ndax moom fekke na ko nee na tubaab bi dañoo bàyyi ko Ndakaaru ñëw ci sëriñ bi ni ko dañoo soxla téeméeri junni sëriñ bi ni leen loolu de du lañ ma waxoon waaye gis ngeen ni de notre agent secret de Thiéyène ki doon rendre compte la xewoon Thiéyène sëñ Abdou nee na tubaab bi ànd nañoo ñoo xamante ni sëñ bi nit ku ne am na ñu man ci yow dara ñooña ñooy wax di wax ba sëñ bi leen kon dem leen ci biir kër gi bu ngeen demee ngeen wàññal leen téeméeri junni ba ñu demee def ko bi sëñ bi ñëwee ci biir kër def leen lii de du lañ ma waxoon waaye ñi waroon a fexe ba du am ñoo wax ba mu am waaye lii de bu ko Cerno fekke woon du am màggalug Daarul Muxti 1986 sëñ Abdou da daan def cérémonie màggalug Daaru daf daan wax ne wax ci sa waajur ne dadul ak nite waaye nag ku woo ay nit ba ñu ñëw nga war leen a wax ci li nga leen di doye moo tax waxtaanam daana ci tànn lu mat ñett wala ñeenti xisi ci borom Daaru Muxti mais ci màggalu 86 ci la waxee 500 000 yéen a mu dem mais du fait que les Français ñoom ñu ngi ko tuddee woon contribution volontaire ñu ngi ko waroon di caisse d'amortissement la ñu waroon di verser ndax sëriñ bi mu nekkee njaareem benn yoon la fa mës a génn muy 1921 bi mu wujjee mais pourtant ñoom dañoo wax ni spontanément moom moo déplacé wu ñëw verser ko alors que demeewul noonu nii ko sëñ Abdou Khoudous waxee noonu la demee mais ñoom du fait que jot nañu 500 000 rek gëmewuñ ko am na nit ku ñuul sëriñ bu ñuul bu nekk njaareem joxe na téeméeri junni moo man sunu président bi fukki yoon Cheikh Moustapha itam toléré mi nga xamante ni 5 millions yi ñu dajale woon ci jumaay Touba ji te mu lekk ko fi mu jaar ak sëñ Modou Moustapha mu def citation directe gars yi jàppale ko Ndakaaru mu bàyyi ba mu retraité mu ñëw fekk si ko fii jugement yaag yëpp ngi ci maa ngi jégalu ndax mel na ni maa ngi bëgg a guddal waaye ci gàttal daal loolu moo nekk ci téere bi ñeenti téeméeri xët la yu manqué ñett 397 pages la di 5 chapitres mu mel ni dina baax lool ngir ndaw yi juddoo fii ñoom gànnaayu ci ba ëllëg ku taxaw wax ci sëñ bi lu dul loolu moo xam tukki bi la moo xam lu man di doon ñoom danañu mën a taxaw ni loola kat nekkul ndax téere bi lu ci dil ay commentaire jógewul ci man li ci des yëpp facsimilé laa ko def nañu ko indee woon noonu duñ ni maa ko bind wala maa ko laal kon maa ngi leen di sant di leen gërëm te dellu di leen ñaanal rek yal na ngeen dajeeg ngërëmul Serigne Touba jërë ngeen jëf. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوّر وقلبي أرشدا barki borom Tuubaa. Mbokki taalibe yi asalaamaaleykum
wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. maa ngi leen di nuyoo ba gën a jot di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko te naal yi mu naalal yoon wi yépp ak lislaam suñu borom far ko ci ba mu sotti colet te nu ànd koog moom. di ziar bu baax itam mboolem ñi nga xam ni ñoo fi teew waaye di jiital ci ziar bi Cheikh Sëriñ Abdul Aziz moom Sëriñ Xaadim Awa Ba mi nga xam ni Baye Mbaye li mu wax ci moom xëy na duma ko mën a weesu. di sant bu baax waa Jawartulaa di ci jiital Sëriñ Birane Seck suñu wëlëre ak mboolem mbokki taalibe yi. xam naa wax ginnaaw suñu kilifa Sëriñ Mbay dina jafe ndax wax na ba wax loo xam ne yaakaar naa ni buñ ko bëggoon a weesu dina du yomb. di ko sant bu baax a baax moom ndax ni mu ko waxee mboorum sëriñ bi moo ko yitteeloon mu di ko gëstu ba far suñ borom teg ci loxoom mboorum Sénégal mu wax ni bu fekkoon dund na téeméeri at itam jàppul ni li mu yor ci ay document ak i référence dina ko mën a exploiter ba mu jeex. Sëriñ Mbay Sëriñ Tuubaa moo mel noonu. moom su lay liggéeyloo yan bi du tegu ci sa bopp mukk da koy tiim sëriñ bi moo koy téyel boppam. lay taw feex nag mooy nga xam ni sëñ beeku téye rek waaw loolooy tax doo ci gis sa bopp mukk waaye am na loo xam ni waxoo ko waaye te xam naa ni doo ko wax waaye xam nga ni melokaanu sëriñ bi moo feeñ ci loolu ba tax ñi nga xam ne ñooy wax histoire u Sénégal wala l'islam ci Sénégal bëgg ci génn sëñ Tuubaa yow moom xuma kan waaye xam nga ni sëñ bi wan na la bu wér ni waxuma la l'islam yi Sénégal waxuma la histoire u Sénégal waaye adduna bi monsieur suta xam wala ñu gis wala ñu dégg ku mel ni sëriñ bi ku mbiram leere ni sëriñ bi ku nu jegee ni sëriñ bi ku nu xamal boppam ci lañu war a xam ni sëriñ bi. damay wax ni sëriñ bi projet de société bi ñuy wax dootul projet ci sëriñ bi da ko mettre en œuvre da ko taxawal jàngale ko xamle ko yar ci ay nit jiitu ci taxawal ko ci jamono yoo xam ne ci makkaan moo xam ne ci barab boo xam ne ci contexte boo xam ne tous les facteurs étaient contre lui. Touba ba fi mu ne ku fa dem di nga xam ne foofu rek la sëñ bi mënoon a tester projet de société ndax suñ borom dafa bokk ci ay jëfam buy jëf du bëgg kenn ku mën a taxaw ëllëg ni maa ci jàppoon. kon bu ñu gisee ni Touba doxe ak ni sëñ bi implanté projet de société am ba mu jibbi ba màgg ba sax ba meññ ba ñun ñëpp ñu di ci jariñu tey te bu ñu génne woon ci waxin bu fekkoon sëñ bi dafa génn ci Touba rek kon Touba kenn du fa dem kenn du fa jëm kenn du yaakaar ni sax warees na fa taxawal dara. kon sëñ bi yamul ci rek théoriser ab projet de société kon dafa wax niñ koy defee da koo def yar ay jëmm jiital leen ci ba ku xool yoon wi fi mu ëgsi nga xam ni fa mu jëm yëggagu fa. te bari na lu ñuy wax ci yoon wi naan murid yi dañoo am influence dañoo am doole dañoo organiser dañoo solidarité ma yaakaar ni 10% yi sax murid yi xamaguñ ko ci potentiel bi. li nu jiiñ murid yi ci influence 10% yi sax yaakaar naa yëggaguñ ci. kon fi yoon wi jëm mbirum sëñ bi fi mu jëm yëggagu fa. te dafa am lu mu wax lu nuru lu yomba dégg muy mboolem ñi nga xam ne ñu ngi may xiise ak di ma soxore ak di ma wan ak mbañeel wala ñuy contre sama mbir nañu xam ne la ma doon wut ci sama borom am naa ko. la ma doon wut ci sama borom am naa ko te sëriñ bi li mu doon wut ci boromam amaana kenn xamu ko ci ñun ndax
bi mu fiy jógee mel na ni fu ku baax di egg fu lu baax di egg am na fa yegg na fa soo ko laxasaayu wuti li muy wuti ci boromam kon ki nga xam ne moo taxaw di wax ni sëñ bi di ci teg leneen kooku dafa ñàkk tawféex loolu moo sabab bi ñu doxee ba yam ci mbind moo xam ni ki ko bind boole na yu bari Baye Mbaye wax na ba wax ak tayeef loolu sax day dugg ci ñàkk tawféex tey di waxal sëriñ bi wala nga di ko sosal wala nga di ko inventé loo xam ne amul loolu day dugg ci ñàkk tawféex kon bu ñu nee erreur et inexactitude ñaari yëpp ñàkk tawféex ko koy waral tayeef gi soog a ñëw maanaam ki juum dafa amagul tawféexi xam li wér kooku dafa juum amagul tawféexi xam li wér ki def ay inexactitude mën na koo tey mën na koo ñàkk tey waaye ba tey bu jëmee ci sëñ Tuubaa wala ku mel ni sëñ Tuubaa ñàkk tawféex la xam ba noppi nag di sosal sëriñ bi loolu mooy ñàkk tawféex plus mu ngoog loolu biñ koy bind maag Baye Mbaye waxtaan nañ ci lu yàgg boo ko jàngee moom thèse bi da nga xam ne thèse ci biir thèse dafa am maanaam thèse bi dafa am thèse bu nekk ci biir mooy li Baye Mbaye doon wax ni Sénégal taxu ko woon a jóg am na lu mu bëggoon a wane ci yoon wi am na ñu mu bëggoon a waxal xamal leen ni ñi ngeen di dégg ñuy tudde seen bopp ay murit kat nii la ñu mel nii la ñu mel nii la ñu mel te nii la ñu mel di boo ko toppee ba dajale ko da ngay daal di génn leen ci lislaam ñoom mu ngoog te ma wax ni bu ne wolofisation de l'islam moom wax na ko waaye moom inventé wu ko jëlee na ko foo xam ni kooku feneen la ko jëlee moo tax liggéey bi ñu def am solo mooy dañu dul yam moom ci waxi boppam bu waxul fi mu ko jëlee sax dinañu dem ba gëstu fa mu ko jëlee moom dajjee ko foofa boo ko dajjee foofa moom kon dootu fi ne loolu moo tax bi ñu ne dañuy génn téere bi coow li ni kur yaakaar naa man coow li sax yéex naa koo yëg bi ñu ne dañ koy génne le 10 septembre te fekk septembre teroogul ñu ne du ci dal duñ ko génne ndax moom kilifa la ci réew mi li mu fi tikki professeur la nangam ma ni leen bi ma ko yëgee ma ni man de xawma kan waaye man yàlla daf maa nattoo ma dem ba teg sama bët ci loo xam ni lu juunu la ci sëñ Tuubaa loo xam ne sa waajur sa moroomam kese rek waroo ko wax waxuma ku toll ni sëñ Tuubaa ma def sëñ Tuubaa sama yaakaar tey ak ëllëg ki nga xam ne bëtam tegagul ci loolu kooku suñ borom tegu ko dara waaye man mi nga xam ne sama bët ak sëñ Mbay suñu bët tegu na ci wax ji bu ñuy sàmm suñu der nun ba bàyyi derub sëñ Tuubaa ñu di ko gàkkal nun amunu ngor amunu jom lu nu fiy def kon te wax ji li muy rëy amu ci kenn koy dox ci mbedd mi mu fekk la dóor la loolu du fa yegg coow rek la ak wax lu ñaaw am na ci ku ma woo ni ma bu ma sañoon du ngeen génne téere bi ma ne ko lu tax mu ne ma dañuy bañ mu nekk coow diggante tariixa yeeg yooyu ma ne ko yow ndax jàng nga téere bi dama ko laaj xam naa ni jàng ko ndax téere bi génn ko mu ne ma waaw waaye xam nga tension bi ci réew mi ak nangam ma ni ko yow su ma ne la woon dañuy bàyyi téere bi kon war nga maa xeeb yow kooku bokkul ci yoon wi waaye sama xarit la ma ne ko su ma la ko waxoon war nga maa xeeb ndax yow xamoo li ne ci téere bi nga ne ma bu mu génn man ne la kon bu mu génn man kon war nga maa xeeb waaw ma ne ko nag li ma gis ci ñu wax ko sëriñ bi sàmm derub kenn mënta tee ñu wax ko mënta tee ñu leeral ko kon loolu mooy le contexte général bind nañu ci sëñ bi lu du dëgg lu juunu sosal ko ay taalibe yi sëñ Tuubaa yoo xam ne bu suñu bët tegoo ci bind mi rek fi saasi xam nañu li koy dajji fi saasi kooku boo xamul woon sax li koy dajji mënoon nga ni nan ko bàyyi xëy na te mbind mi yàgg na fi
waaye li koy dajji dafay nekk sëñ bi yoon wi fi mu dox ba ëgsi fii sax dajji na 90% ci li mu wax moom bu ñu ko defutoon sax yoon wi dajji na ko waaye nun am nañu tawfeex yi xam ni li mu def moom ay njombe la ay njuumte la waaye ndax ñii ñëw ëllëg ndax suñu doom yi tey xam nañu loolu ñoom déedéet ñoom xamuñu loolu kon nun li nu bind amaana sax njariñ li mën naa bañ a feeñ tey waaye bu fekkoon téeméer wala ñaar téeméer at ci gannaaw sax te duñu fi fekk loolu waroon nañu def ko beneen bi mooy université Cheikh Anta Diop bi nga xam ni foofu la ñu soutenir woon thèse ba jamono yee ci mois de février dañoo créer benn bibliothèque numérique boo xam ni mboolem thèse bu ñu fa mos a def wala yu ëpp ci thèse yi bokk dugal nañ ko ci biir nga xam ni amatul kon durée de vie ndax bu njëkk bu dee ay këyit la mën ngaa dem ba këyit gi réer wala ñu xotteeku wala loolu amatu ci jamono da ngay ànd ak moom boo bindee turam moom mi bind thèse bi thèse ba mooy nekk ca kaw recherche yi thèse bi nga xam ni ci la waxal sëñ Tuubaa li mu wax waaw kon loolu tax na itam ñu ni ginnaaw thèse bi defee ne ñu bind wàcc fii itam da ciy baax bu ko defee nun wóor nañu ni suñu pas-pas ci sëñ Tuubaa dara mënu koo yëngal dara mënu koo kooj day gën di wow kay waaye ku koy yolomal wala ku koy ficci moom amul waaye ndax ñun lii nu am ci tawfeex ñii ñëw danañ ko am loolu mooy ba ca topp sëñ Tuubaa di bindaakoon boo xam ne xamuñu ku bind lim bind xamaguñu ko ñu bind ci moom loo xam ni ci Sénégal xamuñu ku ñu bind ci moom li ñu bind ci moom Sénégal laa bëgg a yem ngir maandu kon moom bind dafa nekk au début et au milieu et à l'éternité de sa mission maanaam bind day loo xam ni dafa bokk ci mission bi sëñ Tuubaa loolu sax moo tax xëy na bind gi ci moom bari ndax suñ borom ni ma ko waxee sànq buy jëf dafa xajul ci dara moom suñ borom ba bu sottee fa muy sotti faaw am lu loolu la ñu ko jàppee waaye kon bind moom xawma kan noo ko war a ginnaawal waaye nun taalibe yi waruñu ci bokk waaw kon loolu beneen la ba ca topp tamit mooy li nga xam ni moo ci gën a tee doyati waar ndax bu fekkee ay date la maanaam conseil privé bi le 5 septembre la mu ni le 9 la loolu moom mën naa bañ a garaaw ndax comme kayit yaa ngi fi loolu taxut mu garaaw na waaye taxut mu garaaw na nag ci universitaire bu toll ni mu toll waaye li nga xam ni moo ci gën a doy waar mooy day wax loo xam ne buñ jàppee wax jooju ci moom rek lañ koy mus a dégg nag maanaam wax ji am na loo xam ne ci moom lañu koy mus a déggee maanaam bi sëñ bi di dem Touba fële Dakaru wax na ni taalibe yi dañoo ñëw ni sëñ bi du fi jógee jël di sànnee xeer autorité yi ba daanaka maanaam wax ci wax joo xam ne boo xoolee ak murit rek da ngay xam ne moom moo ko waxal boppam ndax sëñ bi kilifa gi mu doon ci taalibe yi sëñ bi ñu woo ko muy dem te dem booba du dem contrainte boo xam ni dañ ko yóbbuwaat wala yooyu ci defaroo la woon digganteem ak tubaab yi ci boppam ñoo ko sàkk woon mu ngoog William Ponty kon sëñ bi bu fekkoon kuy nangu teraanga la wala yooyu dañ naan xëy na dañoo bëgg a defaroo ak moom ku mel noonu te Dakar mu ngoog voilà en 1921 ñu yàpp sëñ bi yàpp gu toll ni di ñëw di gàllankoor dem gi bay sànni ay xeer te sëñ bi taxaw waaw mu ngoog mu ni Lat Joor ñëw na Daarul Manaan 1903 te Lat Joor 1886 la génn àdduna waaw loolu moom yooyu mën naa bañ a garaaw waaye li gën a garaaw mooy mu waxal sëriñ bi ci njàngaleem moom sëñ bi loo xam ni c'est le contraire li sëñ bi jàngale mu ko bay moom yooyu moo ko ci gën a soof maanaam anachronisme yooyu nga xam ni
nit ki day faatu ba noppi mu ni gisee na ak sëñ bi wala diw sàngam amut ci histoire mu tudd turam ay buur yoo xam ni kenn xamu leen ci histoire mu tudd seen tur ni ñëw nañu lootaa beeg sëriñ bi ngir dal ci kaw tubaab bi wala mu ni diw ñëw na jébbalu ci sëriñ bi fekk kooka xameesu ko mu ngoog kon yooyu ay anachronisme la ak yu muy amat waaye dama wax ni moo ci gën a garaaw mooy wax ni sëriñ bi dafa jiital cim njàngaleem moom sëriñ bi wane gu muy wane boppam moom sëriñ bi ngeen baal ma ci kàddu gi ak itam wax ni liggéey moo féete kaw ci yéen jaamu yàlla noonu la ko résumé boo jàngee bu baax a baax li mu wax raisonnement bi mu indi te dafa xamul ni liggéey boobu muy wax action ñetti anam la ci yoonu murit yoo xam ne moom xamu ko moo tax ma ni am na ci loo xam ni ñàkk xam moo ko lan waaw xidma xamul mooy lan amal xamul mooy lan kasbul xalaal xamul mooy lan te ñetti yëpp jëf la waaye moom dañu rek liggéey ci tool yeeg nangam liggéeyal sëriñ bi moom ku ko def rek sëriñ bi war loolu la di jaamu yàlla moom ngir yow te sëriñ bi mës ta bind loolu sëriñ bi ku mës a ñëw ci moom noo mën a toll at yoo mën a am li ñu lay njëkk a xamal mooy say obligation individuelle nga xam ni li la war sa digganteeg sa borom da nga koy xam ni ko xale bi nga xam ni daf ko war a xam ñu tàmbali koo togg jëf ki nga xam ni am na 20 ans 30 ans ki xam ni 70 ans la ñëw ci sëñ bi ñoo ñëpp sëñ bi amoon na ay méthodes yoo xam ni ñoo la leen di xamale seen diine la leen di jàngale ana lan mooy l'islam iman islam ihsan tombam yooyu mu doon def méthode la boo xam ni daanaka siiw na ak wax yooyu mu doon wax nga xam ni génération bu nekk ak âge bu nekk tranche d'âge bu nekk sëñ bi xamal na la sa diine kon mu wax ni kon bi nga xamee ni sëriñ bi jóge na fii ci Zaïre te jóge gi sax am na yum ci suggéré yoo xam ni di ko ci insinuer yu doy waar yoo xam ni ngir xam leen ni daal di dugal te moom dafa doy waar parce que day wax léeg-léeg loo xam ne lii da nga sëgg maanaam boo ko bëggee for da ngay sëgg ba daanaka yow mën ngaa jullootu sax ndax dëgg dul xam wax ji mooy waxi lan waaw tegu ko ci référence tegu ko ci benn delluwaay xanaa waxi boppam ne ko sëñ Ceddu Murid Saade waxe woon li léeg-léeg day wax nga xam ni moom mii mooy wax te kenn laaju ko xalaatam ci thèse waaw kon loolu mooy waaw mu ni sëñ bi mu fi jógee ci Zaïre ci la yoonu murid tegewaat ci yoon ndax sëñ Modou Moustapha ak sëñ Mbàkke Bousso ñoom ñoo lijjanti ba tegaat yoon wi ci yoon te ñooñu di produit yi sëñ Touba yoo xam ne nu ñu mel sëñ Touba la amul logique maanaam bu fekkoon da ngaa jël diine teg ko ne sax ak pas-pas ki nga xam ne moo indi xalaatam indi philosophie am indi idéologie am nga gën ko xam yow ba teg nit ñi ci yoon woom leen mënutoon a teg loolu ku ne xam na ni yàq ko tax a jóg kon nag buñ ko toppee dana gudd waaye li wér daal mooy bi ñu liggéeyee liggéey bi ba noppi man li ma ci jàngate mooy nun Sénégal yàlla cat danoo topp ci sëñ Touba cat danoo topp ci sëriñ bi lu kéemaane la waaye dama koo test bis maanaam ci ni ñi naan nañu dugal njàngaleem mag ñeeg sëriñ bi man nag su ma nee mag ñi na ñëpp xam ni man ragaluma péete man sëñ Touba lay wax kon nañu dugal njàngaleem sëñ Touba ci njàng mi ci système éducatif bi loolu bari na luñ koy wax waaye fi mu ne boo indee waxi sëñ Touba te néewoo sëñ Touba ko wax fi saa si da ngay gis daanukat yi républicain yi ñu ma tuddee les daanukat républicain daal di ni effectivement lii doy na war nangam mais boo nee sëñ Touba ko wax ñu ne la déet loolu kat diine la loolu yoonu murid la loolu cat la ci noonu li tax ma ne cat la mooy ñooñu ñooy ñu ëpp ci ñoom fi ñu saxal mbir ni muy doxee Sénégal ñoom ñoo koy saytu ñoom gëmuñu ni sëñ Touba
waxuma la njàngaleem sëñ Tuubaa waaye lenn sëñ Tuubaa rek war naa mën a doxal am réew wala mu jaarale ko aw yoon kon catal nu ci topp ndax gag nañu ci dugal njàngaleem sëñ Tuubaa ci système éducatif bi gag nañu ci convaincre leen ñu xam ni sëñ bi murid yi taxuñu koo jóg te bu ma nee murid it mën naa koo yaatal parce que murid mooy koo xam ni dafa namm dara namm àdduna fi nag ak namm suñ borom kon amul ku doonu lu murid ci àdduna da ngay muridullah ngay doon wala murid leneen moo tax sëñ Tuubaa universalité am damay wax ni sëñ bi dañoo inscrire dans l'universel d'emblée nun nu génn ci suñu bopp sëñ bi dañoo inscrire dans l'universel ba noppi ñu génne ci suñu bopp génne googu nag mooy cat bi ndax mukk duñ ci jariñu man damay wax ni xawma man réew mooy bàyyi sëñ Tuubaa fee am la mu bëgg waaye Sénégal moom bokku ci ndax Sénégal suñ borom dafa wàccoo ak noonu ku xamul sëñ Tuubaa mosoo koo dégg kooku yàlla tegu la dara ki nga xam ne xamul nangam ji kenn du ko toppe kenn du ko teg waaye nu indil nu ku mel ni sëñ Tuubaa nu di ko fi bàyyi di wëri leneen nun mën nañoo wër fu ne waaye gis ngeen ni ñu ngi bëgg a yàgg ci wër bi waaye lu nu amit daanaka du nu jëme fenn maa ngi wax ni sax dellu ginnaaw la ñu di gën a def ci jëm ca kanam ndax dellu ginnaaw weesuwul toog ba 1960 ba nëgë ni ñu toog di wax di xalaat yoon wu ñuy jaar loolu dellu ginnaaw la waaw xalaat gi rek dellu ginnaaw la kon nag loolu man laa ni woon dinaa ko ci duggee Baye Mbaye wax na lu bare bari ci li nga xam ne moo ci nekk 49 erreur inexactitude la Baye Mbaye nag nanguwul ko wax erreur moom waaye 49 yi bu leen jàpp ni 49 rek la 49 yi bu ci nekk am na ay toj-toj ci biir maanaam 49 correction la waaye correction bu ne man nga ni benn ñaar ñeenti toj penc yoo xam ni def na ko ci biir kon boo ko boolee daanaka 200 yi dana ko romb kon loolu moom moo nekk ci erreur inexactitude de la thèse du professeur Rawane Mbaye ngeen seetlu ni maa ngi koy soog a tudd biir téere bi itam doo ci fekk turam ci titre bi nga koy fekk ndax wolof nee na ku wal mburu tuddub dëkk waaye bëgguñu woon di ko personnaliser wala mu mel ni ay attaque personnelle la wala ŋàññi nit wala wàcce ko Sëñ Tuubaa yarewuñu noonu man maa ngi yaakaar ni suñ borom dina ko may tawféex mu rectifier li mu wax wala mu dellu ci ginnaaw pour am tawféex yi ñun ji ñu am ci Sëñ Tuubaa maa ngi ko koy ñaanal moo tax musuñu ko waxe doo gis ci téere bi ñu wax ci moom lenn lu juunu wala loo xam ne dana ko bécc ngeen wala mu koy ginnaawal ndax suñ mbokkum jullit lañ ko jàppee donte boo jàngee téere bi da ngay xam ne moom jàppewuñu ay mbokki jullitam muy lu doy waar ndax moom ci tasawuf la nekk ni nun ñi nga xam ne ñooy dal yoon wi fi mu ne nii ak di dal tasawuf argument yi ñuy utiliser daanaka da nga koy fekk ci thèse bi mu ngoog loolu lu xaw a doy waar la kon ñi nga xam ne daal ñoo doon ragal mu doon diggante ay tarixa ak yooyu loo xam ne Sëñ Tuubaa nekkul ci loolu nekkul ci tarixa noonu mënuñu cee ne mënuñu ni dañuy leeral mbirum sëriñ bi ba noppi di xàjjale ak di féngale ay tarixa ak kuréel déedéet duñ ko def waaye nag ni ko sëñ Basiiru def naa moo ko wax sànq ab murit nag day mel ni ëkk day të nit day mel ni ëkk ab taalibe ab murit day mel ni ëkk nag moom li koy caractériser xam nañ ko waaye du tee nga nangul ku nekk la mu ne ndax sëñ bi muy ñëw fekk na fi ay mbir yoo xam ni jaar na ci xool na lu sëñ bi jaar man damay jàpp ni lu baax la lu mat a fonk la waaye bi mu nag ne biñ ne ko rabbi asxaabaka bil himmati wala rabbihim bi darsi booba la indi nag benn spécificité boo xam ni Sëñ Tuubaa lu mu rawee foofu la ko jare murit it lu mu mën a rawe ci àdduna foofu la ko jare yitte ju kawe kon nu yamale foofu kàddu yi di sant bu baax a baax ci nii teewaay bi demee di jégglu itam wax dëgg yàlla kàddu yi ñu fi yëkkati ak nii ñu ko yëkkatee amul benn structuration waaye dafa di Baye Mbaye lu mu wax daanaka dañ koy mën a wax commentaire rek lañ ci mën a def xanaa dolli ci rek lañuy jéem
waaye yombul may ñaan itam bala maa daaneel Baye Mbaye mii ñu ñaanal ko bu baax a baax ak wér ñaanal ko itam yokku gën koo jàppale itam gën koo déglu itam ndax jamono ngi nii joo xam ni moom ni mu ciy doxee dama koo naw maanaam Sëñ Tuubaa moo soxlawul ku koy yëkkati di inventé di ko yëkkati wala ngay sos dara di ko yëkkati moo ko soxlawul keneen it soxlawul ñu di ko yëkkati walif sëriñ bi waaw waxalal sëriñ bi rek mbiram te yem ci lii mu wax ci 5 septembre bi nga xam ne lu nekk ñu ngi ko ci wax di ko ci sos di ko ci yokk xëy na loolu dana neex ci xol buñ koy wax waaye léeg-léeg la sëñ Abdoulaye waxoon ni bu ma nit di wax lu dul dëgg li naan ma du dëgg damay mujj am gàccee sax yaakaar ni mu ngi koy dégg maanaam ay dëgg moo mel noonu waaw ak safaan bi waaye maa ngi koy wax Walf TV keroog yaakaar naa ca màggal ga ni conseil privé bi ni mu demee rek nga xam ne sëñ bi da leen a mas a wax ni man sama borom rek lay déglu du ma jóg lu dul ci ndigalul sama borom bi ko suñ borom joxee ndigal da ngay gis ni les planètes s'alignent maanaam mboolem ñi nga xam ne ñoo teewe woon keroog conseil privé bi di fukki nit juróom-benn yëpp par intérim lañ fa nekk ba ci ki ko jiite mute nga xam ni moo fa teewaloon Chaudié mi nga xam ne dañ ko nommé te exeegul woon lu tee ñu xaar Chaudié parce que dogalub suñu borom jib na ba sëriñ bi dafa war a génn sëriñ bi dafa war a dem kon ci zahir faw mbir mi day jaar ci yoon maanaam loolu nit ñi duñ ci bàyyi xel waaye loolu rek doy na kiimaan waaw ci xamal ni li sëriñ bi ni woon ñoom dañoo jàpp ni ñoo ma jàpp di ma yóbbu waaye na ma ko waxee ci asiru masanal ida anni hunaaka asiru kon sëriñ bi ci boppam moo leen def njëfandukaay loo xam ni contrat bu mu signé ak suñu borom jaare ko foofu la waaye du ñoom loo xam ne dañ koo jël di ko teg sëriñ bi ndax ni ko Baye Mbaye waxee biñ koy yóbbu ñoom dañoo jàppandi jenn waaye la ñuy yóbbu rek yoo xam ni du dellu si ndax mosuñoo yóbbu ku dellu si moo tax ci manifeste bi gisoo ci turam waaye bi muy dellu si le 11 novembre 1902 turam mu ngi ci manifeste bi bind nañ ko ci noir sur blanc te ba muy dem binduñu ko ndax jàppuñu ni kuy dem di dellu si la kon ginnaaw du kuy dem di dellu si jërul ñuy sonn ci moom ñi nga xam ni sax doon nañu wax ni tubaab yi dañoo bind lettre naan sëñ bi jóge na feek yooyu Baye Mbaye mii day wax ni lettre boobu sax ña ko bindoon duy tubaab ñu nekk ci réew mi ñoo ko bind ngir démobiliser talibé yi waaye tubaab yi ñoom bañ yóbboo sëñ bi lañ jàpp ni du dellu si kon am na loo xam ni jëruñu ci sonn waaw kon kii lañu am kii mooy sëñ Tuubaa liet naa mene mi ci kay loolu war nga ko leeral waaw liet naa mine wolof yi mene la ñuy wax laaj naa ko Baye Mbaye ba tey ni ko waaw lu tax nga naan ma mene alors que si mine mu ne ma waaw suñ Moussa Ka liet naa mene lay wax mine MINET 1887 la mine lañ ko faat moom mine mu ngo le juillet 1887 mu ni ci conseil privé bi moom def na témoignage ci sëñ Touba décrire sëñ Touba en 1895 alors que moom faat nañ ko te loolu boo xoolee la presse coloniale mu ngoog boo xoolee la presse coloniale di nga gis ni wax nañ ci lu bari bari ndax mi ne da doon ku am avenir ci wàllu mu ngoog waaw kon loolu bu gëstu woon rek moom dina xam ne loolu wërta mën a nekk bi may fi may tëjee nag mais vraiment mooy thèse bi yaakaar naa ni moom mi ko bind ak ña nga xam ne ñoo ko doon apprécier ña ko doon apprécier di ko juger di ko décerner le doctorat amuñu woon ay moyens pour apprécier travail bi mu def ndax bu ne référence archive du Sénégal dossier Bamba boo ma joxee bu ma nee la jox ma sa adresse nga ni ma man Savigny-sur-Orge la dëkk wala nga ni ma maa nga région parisienne dinaa la wër ba sonn du ma la gis saa yu waxee loo xam ne wérut day wax archive du Sénégal dossier Bamba nga xam ne yow mën nga ko wër ba ila yu mi diini doo ko gis waaw mu ngoog léeg-léeg mu ni maa ngi wër référence waaye gisaguma ko kon bu ko bind kon ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci jury bi sax yaakaar naa amuñu moyen vérifier li mu doon wax
ba ca topp mooy l'islam au Sénégal c'est pas le titre d'une thèse dafay am yàgg na ko wax thèse moo tax ñi doon coow naan bon vous n'êtes pas des professeurs vous n'êtes pas des docteurs waru leen répondre ma ni leen les capacités méthodologiques en matière de recherche en tout cas en sciences humaines on les acquiert pas en thèse on les applique en thèse première année ngay commencer jàng méthodologie de recherche man bi may def première année de sociologie la njëkk a def travail de recherche la première année te booba amoo mémoire mais on faisait ce qu'on appelle des dossiers de recherche donc la méthodologie da ngay ñëw ba 5e année normalement tu es mûr en matière de recherche nga appliquer ko nag en thèse mais thèse ak travail de recherche bu mu doon dafay am problématique qu'est-ce que tu cherches lan ngay wër qu'est-ce que tu veux mais boo nee l'islam au Sénégal lay wër wala l'islam au Sénégal ci lay wax ana problématique bi ana hypothèse yi question de recherche bi foo jëm lan mooy sa terrain parce que recherche day am terrain nga def ay enquête def ay recoupement mais boo nee l'islam au Sénégal du terrain de recherche c'est pas sérieux donc loolu moo tax ma jàpp ni li Baye Mbaye wax dañ koy dëggal mooy am na lu ko taxaw na jóg lu dul defar ab thèse nekk docteur am na thèse ci biir thèse bi mooy wane ni sëriñ bi kat mu ngi jàngale waaye njàngaleem wuute na ak l'islam officiel comme ni mu ko waxee l'islam formel bind na ko l'islam officiel wëlif li nga xam ne mooy njàngaleem sëriñ bi kon maa ngi jéggalu baax a baax ci kaddu yi léeg-léeg ma wax loo xam ne sax man day heurter sama sensibilité waaye wax faaw mu leer ñu xam li tax ñuy sonn ci lii lu tax ñu def ko lu tax coow li muy bari ñu def ko wàcc ko fi ba bu doon kenn dong moo ko jàng sax man maa ngi koy wax keroog man bu fekkoon ci man dong la aju te amuñu yeneen projet yu ñu war a liggéey ci bis bi la ñuy yónnee PDF bi àdduna si yëpp jot ci ndax loolu mooy yitte ji en réalité fu thèse bi ak lii war na fa yegg waaye yeneen liggéey yu ñu war a saytu moo tax ñu bëgg ñu barkeelu ci ba buñ koy liggéey ñu mën a taxaw ngir mën koo liggéey bu boobaa nag mën naa tasaaroo fu nekk mu mën fa yegg kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di jéggalu ci kaddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Voilà, auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Donc, j'étais en train d'expliquer en wolof le pourquoi de ce travail de recherche que nous avons mené, parce que c'est un véritable travail de recherche, que cet ouvrage qui s'intitule Erreurs et inexactitudes de la thèse du professeur Rawane Mbaye sur les parties concernant Cheikh Ahmadou Bamba. Un travail de recherche qui, me semble-t-il, n'aurait pas eu raison d'exister si un autre travail de recherche avait été fait correctement. Cette thèse qui s'intitule L'Islam au Sénégal et qui a été publiée au cours de l'année académique 1975-1976 à l'Université de Dakar au département arabe. Parce que cette thèse comporte une somme d'erreurs et d'inexactitudes, certaines erreurs, comme le dit Baye Mbaye Guèye Sylla, ne sont pas finalement des erreurs, parce que c'est une volonté de nuire, selon lui, et parfois, on le sent. On sent que, nonobstant le fait qu'il ignore un certain nombre de choses sur les fondamentaux de la Mouridia, il insinue, il invente un certain nombre de choses qu'il attribue à Cheikh Ahmadou Bamba. Notamment le fait de dire que Cheikh Ahmadou Bamba a bâti ses enseignements sur ce qu'ils appellent le personnalisme. C'est un terme qu'il a utilisé. Et le mysticisme, le personnalisme, c'est quoi? C'est de montrer aux autres sa propre personne en leur faisant oublier les enseignements de l'islam. Il ignore en disant cela que Cheikh Ahmadou Bamba s'est adressé à chaque génération venue lui faire allégeance. Les plus jeunes, les moins jeunes, les plus âgés. Il a toujours eu une technique d'éducation spécifique pour enseigner aux disciples leurs obligations individuelles en matière de religion, en leur expliquant que le soufisme, qui est considéré par l'auteur de la thèse comme du mysticisme,
comme du personnalisme. En réalité, le soufisme est une composante essentielle de la religion musulmane. Cheikh Ahmadou Bamba nous dit que l'islam, la religion musulmane, se compose de 3 éléments fondamentaux. Iman, la foi, Islam, l'accomplissement des actes cultuels, Ihsan, la perfection ou le perfectionnement spirituel. Et c'est fondamental, le perfectionnement spirituel, c'est d'adorer Dieu comme si on le voyait, car si nous ne le voyons pas, lui, il nous voit. Il me semble que, plus même que la foi, c'est le fait d'adorer Dieu comme si nous le voyons qui est fondamental. Parce que si ça manque en islam, si ça manque en islam, il me semble que les 2 autres éléments peuvent être remis en cause. Donc, il ne comprend pas que Cheikh Ahmadou Bamba, en réalité, quand il parle d'action, il vise 3 types d'actions. La khidma, qui est le service. Kasbul halal, qui est le travail pour gagner sa vie. C'est une action aussi. Al-amal. Quand Cheikh Ahmadou Bamba parle de Al-amal, l'action aussi, c'est l'accomplissement de ce qu'on a appris en matière de science. Donc, c'est 3 types d'actions que l'auteur de la thèse ne perçoit pas, qu'il ne comprend pas, qu'il n'a pas saisi dans l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, la khidma, pour lui, la khidma se résume à aller travailler au champ et à substituer ce travail champêtre les enseignements canoniques de l'islam. Ce que Cheikh Ahmadou Bamba n'a jamais dit. C'est donc une thèse qui comporte près de 200 erreurs, parce que 49 corrections, mais chaque correction comporte un certain nombre d'erreurs. Ce qui nous a plus motivé à rédiger ce travail de clarification, parce que moi je ne dirais pas réponse, tontu. Non, c'est de la clarification. Parce que Cheikh Ahmadou Bamba n'a pas besoin qu'on essaie de le hisser au-dessus des autres. Il est déjà, selon lui, hissé au-dessus par le Seigneur. Donc nous sommes qui pour essayer de hisser Cheikh Ahmadou Bamba? Non. Lui-même qui a écrit la thèse a essayé de déprécier le travail de Cheikh Ahmadou Bamba en élevant d'autres que nous n'avons jamais cités. Ce n'est pas l'objectif. Et ces autres-là n'ont pas besoin de ça non plus. Personne n'a besoin, s'il est un homme de Dieu, d'être hissé au-dessus des autres, au-delà de ce que Dieu a déjà fait. Donc, nous avons décidé de le faire parce que cette thèse figure dans la bibliothèque numérique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et qu'en faisant une recherche banale, on tombe en premier lieu sur cette thèse-là en tapant le nom de l'auteur. Donc, c'est une thèse qui, finalement, est devenue éternelle. Le numérique rend éternel les ouvrages, rend éternel les œuvres. Donc, il nous a semblé important d'apporter les clarifications nécessaires pour que partout où ira cette thèse, que cet ouvrage puisse être brandi comme une clarification, comme une remise de la mosquée au milieu du village. Et c'est cela que nous avons tenté de faire avec Serigne Mbaye Gueye Sylla, qui nous a transformés en réalité. Ce travail de recherche nous a transformés. Je le disais à Massalikul Jinan, à Dakar, quand j'expliquais que nous avons fait beaucoup de recherches sur Cheikh Ahmadou Bamba, sur son parcours, sur ses démêlés avec l'administration coloniale, mais jamais nous ne sommes tombés sur un élément qui pouvait nous faire rougir ou qui pouvait nous faire douter de la splendeur de Cheikh Ahmadou Bamba. Même ses ennemis les plus féroces ont toujours reconnu en lui une personnalité fondamentale, essentielle. Même s'ils n'étaient pas d'accord, Paul Marty, qui est cité souvent comme l'un des ennemis de Cheikh Ahmadou Bamba, n'a jamais manqué de respect à Cheikh Ahmadou Bamba, individuellement. Il faisait son travail sur l'islam au Sénégal, l'islam en Côte d'Ivoire, l'islam où je ne sais où, mais il a toujours eu du respect pour Cheikh Ahmadou Bamba, y compris quand il a écrit avec d'autres peut-être des poèmes pour attribuer ça à Cheikh Ahmadou Bamba. Il a toujours gardé un certain respect. Et ce Marty-là est une référence pour la personne qui a écrit la thèse. Mais ce qu'il ose dire sur Cheikh Ahmadou Bamba est sans commune mesure avec ce que Marty a dit. Parce que pour un Sénégalais né au Sénégal,
avec une obédience soufie, pouvoir dire certaines choses sur Cheikh Ahmadou Bamba, alors qu'on pouvait simplement aller faire une recherche et que Touba est à côté, des ouvrages ont été écrits sur Cheikh Ahmadou Bamba, même si on ne peut pas forcer quelqu'un à reconnaître Minanul Baqil Khadim ou Minahul Miskiya ou les ouvrages qui ont été écrits par Seigne Moussaka, personne ne vous force à croire à ce qui est dit. Mais il est obligatoire, quand on veut faire un travail de recherche sur la Mouridia, d'aller au moins feuilleter ces ouvrages-là. Mais feuilleter, vraiment. Parce que parfois, il cite des passages en les coupant, en les escamotant pour rentrer tout ceci dans son raisonnement. Il a fait dire à Seigne Mohamed Lamine Diop Dagana des choses que Cheikh Mohamed Lamine a dit, mais il lui a fait dire autre chose en changeant le contexte. Ce qui est extrêmement grave. Et pour terminer, je pense que cette thèse, en réalité, souffre d'un manque, d'une défaillance fondamentale, qui est qu'en réalité, c'est un travail de recherche sans problématique, sans question de recherche. Il est parti au Sénégal, l'islam au Sénégal, donc il a essayé de faire l'histoire de l'islam au Sénégal. D'ailleurs, entre guillemets, entre parenthèses, d'aucuns nous ont dit qu'il fallait laisser les historiens écrire l'histoire du Sénégal. Mais monsieur, le professeur n'est pas un historien. Il ne l'a jamais été. Et même s'il avait été un historien, quand il écrivait cette thèse, il était encore, me semble-t-il, doctorant. Donc il n'était pas un professeur. Donc ça aussi, les gens l'oublient. Ils s'arrêtent à ce qu'est devenue la personne en oubliant tout le cheminement qu'il y a eu et tout le contexte. Donc, souffre d'une défaillance fondamentale qui est l'absence de problématique. L'absence, donc, d'éléments d'appréciation pour le jury même qui a apprécié ce travail-là. Un jury doit être capable d'apprécier un travail de recherche. Mais quand on vous dit l'islam au Sénégal, quand on ne vous donne pas de problématique, quand on ne vous donne pas de questions de recherche, la problématique ne suffit pas. Quand on ne vous donne pas d'hypothèse, quand on ne vous indique rien sur la recherche de terrain, quand on vous donne des références qui n'existent pas, quand des références existent, mais les références, en réalité, peuvent être cherchées longtemps sans être trouvées, quand il vous dit « j'écris ceci, je cherche la référence, mais je ne la trouve pas pour l'instant, mais je l'écris quand même », quand tout ça est mis bout à bout, il me semble qu'il y avait là un problème académique sérieux au moment de la soutenance de cette thèse-là. Il n'a pas été nécessaire, nous semble-t-il, de personnaliser le travail. Son nom a été cité sur l'ouvrage parce que c'est lui qui est l'auteur de la thèse. Mais nous n'avons jamais manqué de respect à la personne qu'il est. Pas parce qu'il est professeur, non. Pas parce qu'il a été commissaire au pèlerinage ou tout ça, non. C'est parce que Cheikh Ahmadou Bamba ne nous a pas élevés, ne nous a pas enseigné de manquer de respect à la moindre créature. On ne parle même pas des musulmans, mais on ne manque pas de respect aux gens. Par contre, lui, il a non seulement manqué de respect à Cheikh Ahmadou Bamba, mais il a insinué, il a écrit, il a inventé un certain nombre de choses qui sont inadmissibles pour quelqu'un qui est né et qui a grandi au Sénégal et qui se réclame qui est d'obédience soufie. C'est d'autant plus rocambolesque que la plupart de ceux qui attaquent le tasawuf aujourd'hui s'inspirent de ce travail-là et brandissent un certain nombre de références qui sont complètement fausses. Et c'est ce que nous avons essayé de démonter, de démanteler dans la rigueur scientifique, dans l'honnêteté intellectuelle. Parce qu'à chaque fois, quand il a fallu, pour certains éléments, on s'est dit que ce n'est même pas la peine. Quand il dit Cheikh Ahmadou Bamba, c'est Cheikh Ahmadou Bamba qui a donné à son Djaratullah le nom de Djaratullah. On ne sait pas d'où il sort ça. Donc nous, on se dit, c'est pas grave. Donc il y a des tas de choses qu'il dit, des affirmations gratuites. Même si nous essayons de le démonter, il n'y aurait pas. Parce qu'il faut du hikma dans toute chose. Je vais raconter une anecdote rapidement. Un célèbre oustaz au Sénégal, qui est très connu, hein, que je ne citerai pas, a été traité de Père Noël par quelqu'un d'autre. Et sur le plateau, il y a le journaliste qui lui dit, mais en fait, un tel vous a traité de Père Noël. Bon, parce qu'il a une barbe un peu comme Baye Mbaye.
Il dit, mais oui, mais et alors il m'a traité de Père Noël, et qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il dit, mais vous ne répondez pas. Il dit, mais non. La seule chose que je peux dire, c'est je ne suis pas Père Noël. Est-ce qu'il y a du hikmah dedans? Est-ce qu'il y a une sagesse dans ça, dans cette réponse? Qu'est-ce que cela va vous apporter, vous? Qu'est-ce que cela va apporter aux téléspectateurs? Je ne suis pas Père Noël, ça se sait. Donc il y a des tas d'éléments comme ça qu'il met dans sa thèse qui ne méritent même pas d'attention. Mais les aspects fondamentaux qui remettent en cause les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, qui bouleversent, qui renversent même les enseignements, qui renversent l'histoire, qui remettent en cause le cheminement spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba, ça, on s'y est vraiment attardé pour expliquer qu'en réalité, il ne comprenait pas ce que Cheikh Ahmadou Bamba voulait dire, ou il comprenait certes, mais qu'il avait une intention autre que de parler de l'islam au Sénégal. Parce que parler de l'islam au Sénégal, en mettant entre parenthèses ou en factorisant par zéro une figure comme Cheikh Ahmadou Bamba, me semble quand même un poil exagéré. Et c'est ce que nous avons essayé de faire modestement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. jërëjëf Sidina Omar jéem na leen a melal li nekk ci téere bi waaye defe naa ni ngeen dawalal ko seen bopp rek mooy tax ngeen xam li nekk ci biir ndax lii xew ci 20e siècle bi muy haute technologie bi xarala yu bees yi dafa mel ni dafay nekkoon ci fukkeelu xarnu ak juróom-ñett gannaaw bi mu jóge fi ba ñaar fukkeelu xarnu mu dellu si ndax moom amoon na machine boo xamante ni day fekk ñu faatu bu yàgg mu delloo si leen ndax am na leetar bu mu wax ni sëñ Tuubaa da koo bind gouverneur jox ko sëñ Modou Moustapha ak sëñ Mbacke Bousso sëñ bi di ci xamal ay taalibeem ni leen da ngeen topp français lu ñu leen digal na ngeen ko jëf bu ñuy xeex na ngeen leen jàppale. leetar bi yaani 1910 la Boel Mogdad Seck moo ko traduire en français en 1910 te Boel Mogdad mi ngi wàcc liggéey en 1880 30 ans xam naa nag xamu nu ñuy def ba machine yooyu nu amaat ko ba ña fàddu ñu mën leen a delloo si ndax li tax ma ni dafa am ku ñuy wax ni ab intellectuel nga dafa am maanaam xamoo te xamoo ni xamoo dafa doy waar ku faatu 1880 nga delloo si ko te loolu du ci benn am na beneen lettre bu ñu moomaleen Cheikh Sidiye maanaam li ci nekk lépp daal mu ne su ko wax moom daal amoon na machine boobu dafa daan delloo si ña faatu ba noppi ñu jëf maa ngi koy wax léegi kenn ku nekk xam ne ni buur ba Jolof Alburi Njaay atum junneeg juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk 1890 la gaa day dem Dooso nee na ànd na ak Samba Lawbe en 1895 ñëw jébbalu ci sëñ Touba Mbacké Bari nga xam ni vraiment bu ñu ko bëggee wax ni ay erreur la mais sëñ bi maa tey la du erreur dafa am loo xamante ni bii mënuñu ko mënee su ko dogal ngant ba tax na xam naa ni dawal li nekk maanaam liir téere bi rek mooy tax li ci nekk ci ay tojaanga ak it ay termes yu muy jëfandikoo yoo xam ni bëggoon ko ñun dañu doon am jafe-jafe ngir jaaraat ca ndax ni mu ko waxee Paul Marty sax maanaam war ma jëmu jox Serigne Touba moom mii joxu ko moo tax daanaka jëf jox war ma moom ndax ku fonkul sa kilifa waroo koo fonk te moom mii bu ñu ci jógee lii Sidna Omar doon wax téere yi defuñu ko ngir wut xaalis ndax defe naa ni liñ ci daj ba mu egsi fii mu egsi tey bu fekkoon ne dañ ciy sàkku am koom ngir am ci tono muy bénéfice waxuma la ngir lañ ca defoon sax waaye dafa am liggéey bu nu sos bopp maanaam ñoom seen sëriñ sa ca la ñu jëm muy tubaab yi daj nañu thèse bi waaye tubaab yi dañoo bind ci sëriñ bi bàyyi fi loo xamante ni faw ñu wane ni lii nekkul gouverneur bi nga xamante ni bi sëñ bi sañcee Tuubaa ba ca déwén sa muy Clément Thomas ca moom la ñuy tàmbalee ndax nee na Tanoorub Goñ xaritu sëñ Tuubaa la woon dafa daan jàppale sëñ Tuubaa di ko jox am koom ak yooyu te moom teeñ ci Yaasin Joor Galo Gànna ma signante woon ak tubaab bi en 1883 que Lat Joor dootul dugg Bawol moom moo deeti doon teeñ Bawol
ay ndorom ay sëtam ñoo koy donnante waaye na leen signé ni Lat Joor dootu fa dugg ba mu ko signé 83 7 ans lañ ca teg ñu folli ko fal Teeñ Tanoor mi reyoon au mois de mai 1887 mu jëf bi gouverneur Clément Thomas ñëwee sëñ bi sañ ci Touba ba ca déwén sa kalaame yi bari mu ñëw ni sëñ bi dàqal mbooloo mi ñu dem sëñ bi gàntal moom moo joxe woon ndigal ni canton bu ab murit nekk nañ leen dàq génne leen sëñ Ibrahima Sarr Ndiaye ñoom la daloon Bilal ci jamono yonent bi mag ñi ñu ko doon topp sëñ bi teg nañ leen ko Teeñ Tanoor moom mu wax ni moo doon xaritub sëñ bi jëf yu ñaaw yi ñu ko doon jëf la ba mu noppee dañ ko empoisonné noo ngeeg les documents bisu Tabaski lañ ko posan bañ ba mu faatoo détachement jógee Saint-Louis jaar Thiès ñëw Lambaye gaw kër ga lañ fa jëlee ci xaalis lépp document yaa ngi nun 2 téeméeri fo si naari góor la fa nekkoon ci alal yëpp ñu jël ko bàyyi fa soxnay boppam géwél yi fa nekkoon ñu leen yéen da ngeen daan tàggat ñu dox dem leen wuti liggéey dootu leen fa mu jaar ak moom te moom léegi dañu ni moom xaritu Sëriñ Tuubaa ndax Sëriñ Tuubaa dafa bëggoon maanaam Sëriñ Tuubaa daa bëggoon a falu àddina loolu la ñu war a njëkk a daj Sëriñ Tuubaa dafa bëggoon a doon dammeel Kajoor sottiwul mu ñëw bëgg a teeñ doon teeñ Bawol wala mu fal moo tax moo fal Teeñ Tanoor te sëñ Moussa Ka ni ca moom la Teeñ Tanoor kalaame seexi Bawol ngir bëgg a far l'islam yi jarbaat ba moo jébbul woon dem tuubi ndeyam di jooy mu naa ko tuubi ruubi Cheikh Babacar Thiargane Serigne Mor Mali Serigne Aliou Diouf Lambaye jëlee ko daane nga xamante ni fom taxawaay bu mu taxawoon loolu nag liggéey boobu nag ngir mu dox danoo bëgg lépp loo xam ne wecceeku nañ ko ci téere yi dugal ko fi ndax daal génération bay ñëw nun bu nuy faatu li ma ko wax nee naa ko man li ma yore ci ay document su ma doon dund téeméeri at yi mënu ma ko fee exploité waaye lépp loo xamante ne suñu borom baaxe nanu comme mun ko mën a génnee ngir baaxe ko génération bi ñëw danañu ko def téere bi 397 pages la 30 euros lañ koy weccee ko ba 20 pages la 20 euros lañ koy weccee ko incha allah bi bu ñuy dellu Sénégal danañ wax ak jëwriñ nom 220 pages la wax 227 pages la waaw léegi danañu wax ak jëwriñ bàyyi fi li mu téere yoo xamante ni bii danoo bëgg ndax li ngeen wax léegi makkaan mii di makkaanum Serigne Touba ngeen ci fay weer wu jot 2000 euros téere bu ñu fi bàyyi nombre bi moom lañ koy jox moo xam ku mu koy bàyyee téere bu ci jar nañ ci juróomi euro dugal ko ci liggéeyu Serigne Touba bi maanaam lu ñu jaay 35 euros 30 euros 25 euros yi lañ fi bàyyi 5 euros yi ñu dugal ko ci liggéey bi bee tam bu ñu ci jaay 20 euros 5 euros yi ñu dugal ko ci liggéey bi mu mel ni surtout maam Cheikh Anta egsi na koy ziare bu baax a baax bu suma bëgg nexotit waaw sëñ Amade comme ñuul daal nuru sëñ Sidi Njaay lool Daaru Salaam ñëw na sang bi noo ngi ziare bu baax a baax kon daal noo ngi sant sëñ am moom sëñ Sidi moom sëñ Modou Mamoun moom borom dërëm ak ngërëm bii jëmm lii daal sëñ Abdou Aziz ba mu organiser nu lii jëmm jiitam moom la am ci nun ak sunu doom ji di sëñ Sidi Ndiaye kon noo ngi sant bu baax a baax di leen gërëm di leen xamal ni daal ab liggéey a ngi nii boo xamante ni bii daal door nanu ko yéen ambassadeurs yi Serigne Touba yi nag yéen leen ko fas yéene àndal ba ëllëg bu nu faatoo itam danoo fi bàyyi loo xamante ni bii ndaw yee ñëw ëllëg képp ku jóg ngir bëgg a wax ci sëriñ bi lu dul noona danañu am delluwaay yoo xamante ni bii danañu ko mën a dajji waaye na ngeen seetu ni daal bu soobee yàlla lii ci rawaan bay la waaye maanaam notaakoon yi fi nekkoon yàlla baax na li nu dajale ci li ñu wax ci sëñ bi ci lu newul ndax dafa mel ni thèse bi sëñ bi doon wax ni xaar leen ba yor lu ngeen ko dajee liñ ko maanaam fi mu maanaam jëmm ji su ma waxee ci moom day mel ni ragalante ginnaaw waaye daa mel ni sëñ Tuubaa moom ma ko joxoñ ni ma ànd ci ak moom bu doonoon koo xam itam sant naa ko gërëm ko ndax lu ñu fi dajji lu ne danaan ma déet bay mbay loolu mu ana luñ koy dajjee sëñ Tuubaa danaan jëlal ma nga ne ma jël ni ko mu ngi noonu nga xamante ni tey bu fekkonte ni dajji nañ ci loolu ñoom mën nañoo indi lu weddi loolu dañ koy indi waaye mënuñu ko
li ñu fi wax lépp lu ñu ko fi dajje dañoo indi lañ ko dajjee annexe yi daanaka moo ëpp livre bi ba tax na liggéey bi nga xamante ni bii door nañ ko maag moom daal mooy lépp loo xamante ni bi bindoon nañ ko wala ñu wax ko ci sëriñ bi te loola di lu jubul moo xam tubaab la ndax Paul Marty bi ñu defub delluwaay Paul Marty bindul ci sëñ lu dul ay xasida yi ñu ko jox ay faxat madame Ponti ak yu mel noonu waaye amul fenn foo xamante ni la nga xamante ni fukki fan ak juróom ci baraxlu keroog bi sëriñ bi jógee Ndakaaru bi mu wàccee Ndakaaru jël saxaar ba ko maam Cheikh Anta teeroo mu ñëw Ndar yónni borom dërëm ak ngërëm Cheikh Issa Dieng ni ko demal wooli ma Cerno kere sëñ Matar Samba Diop mi ànd ak moom nee na bokk na ci la ko sëñ bi wax ni ko Cerno de dem naa ba ñëw indi naa sëriñ bu mag waaye rusuma ko topp sama mbor de ndax bàyyi ma fa genn caali tubaab bi tey bu sëriñ Touba ni woon kañ lay ñibbi kañ ndax am na fi day déporté yoo xamante ni seen i lettre a ngi fi woon ñaaw nañ ci taxul la ñu bëggoon ñu am ko waaye sëriñ Touba day maa ngi bëgg yàgg ñeent fukki at ci way ndaray tubaab yi waaye gisuma fenn loo xamante dama naan yée lii de moom naa ko nëbb bu ko kenn gis maanaam dañ lay wax loo xam ne ree daf lay jàpp ndax bu ñuy bind ni sëriñ bi mu nekkee Daarul Manaan dañoo jël ab armée bi sox yee njëkkee soq yi ci la sëñ bi nangoo génn joxe boppam alors que rapport yi nga xam ne ñi doon gérer sëriñ bi génn na ñetti fan détachement bi bàyyi ko woon Tiwaawoon muy 200 soldats bu nañuy jox la 100 cartouches muy 20 000 cartouches sëñ bi génn na ba dem Njaareem ànd ak Soose Sow ak ma Abdoulo dem le dimanche le 14 jël train li Tiwaawoon dem Ndar le 15 le 16 le détachement bi di doog egsi comment dirais-je Daarul Manaan kon boo gisee tubaab bu bind ni dañoo ñëw ba ñuy soqente ay sox ak yooyu maanaam dajji ko dafa yomb lool te luñ ciy dajji du doon suñuy wax ñoom tubaab bay bind lii nga ñëw gis mu bindaat fee nga ni ko yow kat yaa waxoon lii yaa waxaat lale wax daal ci gàttal noo ngi leen di sant bu baax a baax jërëgërëm di jégglu itam sang bu sell bi nga xamante ni bii moom yàllaa dogal mu soppal nu boppam rek nu di ko ñaanal nag mu yàgg fi lool te wér yéen itam nu di leen ñaanal ci darajey Serigne Touba mi nga xamante ni yéen ay ndawam mu defal leen tawfeex ak koom moo xamante ni bii da ngeen mën a dellu ca réew ma sos fa barabi liggéeyukaay yooyu ndawi réew mi soxla liggéey di ngeen leen mën a liggéeyloo te du tee ngeen wéyal liggéey Serigne Touba bi ngeen di loolu faaw mu am Serigne Touba du leen seetaan Serigne Touba ñimewul bor dafa am pay Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nee na ku ko lebal loo man mu fay la loo mënut ku ko lebal ker mu fay la guddi waaye yéen ñii saal boo xamante ni bii weer wu jot nga fay ca million ak genn wàll te doo fa fanaan benn yoon nga fay ñëw ci semaine bi loolu Serigne Touba leen ko jot da ngeen koy lebal Serigne Touba di leen seetaan moi j'ai pas l'habitude de jeter des fleurs aux gens mais lii ma leen wax mooy li logique mooy li nekk kenn ku nekk xam na ni Serigne Touba kenn du ko liggéeyal mu di la seetaan waaye nan ngeen bëgg di xëyal Serigne Touba di ko gontal Serigne Touba di leen seetaan mënut a nekk Serigne Touba ñama wonewul woon seen mbir fii mooy mag ña ko toppoon ni ko nun bëggul soxlawunu fii dara li nu la liggéeyal ëllëg lañ koy yittewoo ay Serigne Massamba Diop Sam ñoom ak ñoo ñi jaayante woon ak moom ci loolu waaye yéen ndaw yii ñëw fii di liggéey li ngeen liggéeyal Serigne Touba du fii ngeen koy añee déedéet da ngeen dellu si Sénégal indaale fa ay xéewal la fa manqué muy xëy ndaw ya ngeen sàkkal leen ay xëy di wéyal liggéeyal Serigne Touba bi man de am naa ci yaakaar ndax daal Serigne Touba fii maa ngi fi ñëw en 1980 soosoog murid gi fii ak mouvement islamique des mourides d'Europe fii la ma fekk intellectuel yi ma fi fekkalante woon da ngay karawaatu takk sa bëli di lekk say di rouler say air maanaam yéen ngeen indi fii la révolution culturelle booba yéen seen i turi doom seen maanaam li ma doon wax ci yéen Touba ngeen di dund fii dund Touba du nekk biir Touba te mun laa ñooñe de ay murid lañu woon waaye nag ci yéen la Serigne Touba ni kat ini uxaatibu nasara tura boobee mu doon wax mag ñi defe noon sëñ bay dellu si déedéet yéen a ngi nii yéen a dellu si waat ci
ñi juddul woon Louis Guillaume Moutet mi présidé woon conseil privé bu 5 septembre Marseille gee mu wote woon mbootu bokki talibé yi jëndal nañ fa sëñ Touba kër gu jar ñetti téeméeri million quartier ba bàyyam dëkkoon fa la wote mbootu sunu borom lakk ko ci sawaraw addina wi kon sunu borom fayul na Serigne Touba waaye wallahi yéen ñii ambassadeurs yi Sénégal yi kenn mun leen a teel a kenn munu leen a tee am xéwal kenn mun leen a tee am ngërëmul Serigne Touba xanaa nag sëñ Touba kenn du ko liggéey sëñ Touba moom doo dof ba mu nax la waaye munoo yeewu itam ba nax sëñ Touba Serigne Touba mu ne su ko njublang ku taw lu day tax loolu la sëñ Moussa Ka wax kon faaw ngeen am ngërëmul Serigne Touba maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf maa ngi jéggul